coowul ki nar a wut Ousmane Tanor Dieng ci boppu parti socialiste wéy di jur werante Abdoulaye Wilane mi yore seen kàddu kon ne wax joojee teel na te ba fii Aminata Mbengue Ndiaye mooy jiitu ba keroog ñooy amal kon congrès fekk booba Youssou Ndour ak Cheikh Amar Massé ne Sénégal ñàkk nañ jàmbaar gannaaw génn àdduna ak njiitul NMA di Ahmed Amar seeni kàddu ci biir Midi Culture direction régionale des douanes ba nekk ca Ziguinchor takku nan taxaw ne kon trafic ngànnaay yi ba ci njaayam si ne bari faw mu dakk démb lan samp Malang Jeeju mu nekk fa kon directeur bu yees reportage bi tey ñi ngi ko jëmale ci vacances yi tàmbali ak ñenn ci ndongo yeeg étudiants yi utali métier ma raxas oto li mbokk yak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon mouvement national des femmes bu CSA de sargal guléet kon ñaareelu yoon femme africaine gis-gisu jumureet yi ci musique hip hop baawu naan di kon caaday baykat yi di amal bu taw bi wàccagul gëstu bi tey kon musique slam lañ lay doon nataalu po Ousseyn Ndiaye ak gan gi mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Kati Ndiaye ñoom ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi ak internautes yu ñuy suivre. mi ngi noonu kon na leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak kon tiis wi réewum Sénégal gonto ni ki démb ak génn àdduna ak Ahmed Amar. mu nekk président directeur général de la nouvelle minoterie africaine maanaam NMA mi nga xamante ni moom moo koy jiite moom Ahmed Amar nag génn na ni ki démb foofule ca Paris ab malaise rek moo ko daal di faat mu nekk rek ñàkk goo xamante ne rëy na loolee ay kàddu Youssou Ndour la waaye itamit yu Cheikh Amar Rakimu Aj ci altine ji Ahmed Amar dëddu àdduna mu nekkoon chef d'entreprise ci atum 1999 mu sos lii di nouvelle minoterie africaine Cheikh Amar di mbokkam di ci indi ay seede. seede yi de mooy maanaam nit ku baax la woon sa cousin la woon ci man vraiment bett nañu lool man famille rek gis naa ko bala mooy tukki xam naa di ko ñaanal yàlla rek vraiment xalaatuñ ko woon dara maanaam bett na te métti na daal jàmbaar la woon liggéeykat la woon xol bi rafet na vraiment daal ça m'a choqué quoi. Ahmed Amar bokk ci chef d'entreprise yi ñu gën a ràññee fii ci Afrique Youssou Ndour di jege ñaaleem di wax ne Sénégal ñàkk na nit ku amoon njëriñ. waaw Ahmed Amar gën na àdduna muy lu ñu bett ni ma ko waxee Ahmed nax nañu ndax lu ñu bett la nit ku baax dem na nit ku amoon utilité ci société bi nit ku mënoon njabootam nit ku mënoon ay xaritam ak ay nawleem nit ku amoon njëriñ pour réew mi vraiment nit ku baax dem na yàlla nag kenn moo xëccoog moom waaye dem bi bett nañu metti na li ma ko mën a seede daal mooy nit ku baax la woon te du man rek maa koy wax man de du woon li mu doon sama goro ndax doomam bu góor moo jël sama doom bu jigéen waaye nit ku baax la au delà de xale yi nit ku baax laa xam nit ku baax moo dem tey nit ku am njariñ pour Sénégal moo dem. Ahmed Amar dëddu àdduna démb ca Paris néew bi ñu ngi koy xaar suba ci àllarba ji ngir mën ko denc foofu ca Daaru Salaam nekk ca Touba. Umu Hakimu ci ñu koy ñaanal kon moom Ahmed Amar yàlla yërëm ko te xare ko àjjana keneen ku génn àdduna moo di Ousmane Tanor Dieng moom nag kon ba fii li mu fi bàyyi di parti socialiste ko fa nar a wuutu tàmbalee jur coow waaye mu mel ni wax joojee dafa teel. wax joojee dafa teel loolee ay kàddu kii di Abdoulaye Wilane la nekk porte-parole parti bi ni mel mu tey dolli ne ki nga xamante ne rek moom mooy di Aminata Mbengue Ndiaye moom mooy wéyal rek di diriger balaataa ñuy taxawal ab congrès Abdoulaye Wilane. man porte-parole ak man Abdoulaye Wilane nga xam ne war naa am sañ-sañ ak yelleef waaye itam dafa dul jaadu nga ñàkk borom kër gu toll ni Ousmane Tanor Dieng kilifa gu toll ni Ousmane Tanor Dieng njaboot gi sëngeem nga nekk fii am yenn buñ ca yeggee laa wax képp koo xam ne nii nam daan amee ci élection yi ñu daan def pour fal secrétaire parti bëgg nga ko dinañu d'abord toog critérier fàttali règle yi danañ wax ni ñi ku bëgg a nekk secrétaire du parti lii faaw nga wàccoog moom faaw nga mel nii faaw nga matale lii kilifteefu parti bi dañ koy renouveler ci congrès su fekkoonte ni ci digg mandat bi la loolu beneen mbir lay doon nga xam ne dañ naan ci biir mandat bi la waaye itam foofu li ñu wax mooy ki topp ci ki fi jóge ko day wéyal liggéey bi da koy wéyal ba ca mandat bi jeex parce que ñëpp mandat bi ñëpp ñoo bokk mandat wu ñeenti at loolu mooy li nekk donc jàpp naa ne secrétaire national aux élections Serigne Mbaye Thiam ñun ñëpp bi muy dem ci émission bi diisoon na ci nag diisoon na ci parce que wane na fa lu mat ku am kilifa la diisoon na ci man mi nga xam ne maa yore communication porte-parole diisoon na ci ak man maa ngi moom ñoo toppatoo ba mu jokkoo ak ki ko invité muy Mamoudou Ibra Kane li mu wax parti bi laata mu faa dem ak lan moo nekkoon yéeneem mooy dalal xelu nit ñi xam le ne
nit mën ñi ñuy jéem a diviser ñi ñuy yàkkal ci gaalu xaj mbaa ñi ñuy yeewlee façon yaa bétt duñ ñu gublu lu ko dundal moom duñu mën a jaar ci moom te dafa bëgg ñi ñëpp xam ne li ñu nekk li ñu dal xam nañu gravité bi ak métit bi donc loolu laa wama shahidna ilaa bimaa alimna mënu ma ko ñàkk a seede loolu li ci des nag mooy maa ngi ñaan camarade yëpp bu nit waree gileem mbaa mu juum mbaa mu defee noo xam ne naka su noonu mais yow am nga téléphone am bu dee da ngeen am solidarité seen biir am nga téléphone am xam nga këram mais ngeen toog waxtaan waaye dama ne weerante laay bañ ci parti mu nekkoon kàddu ko Abdoulaye Wilane Sall kon kàddu ko parti socialiste ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. gi coor la ñuy utali foofee nag sage-femme yi lu ci daanaka kon téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ak juróom ay contractuel la ñu doon. loolee ki ko xam ne rek moom moo di présidente régionale bu association des sages-femmes bu région foofule ca Ziguinchor li mu bëgg rek nag moom mooy ñu recruter ñooñee ci li nga xamante ne rek moom moo di fonction publique bi loolee ñu ngi ko doon xamle ci ndaje bu ñu amee woon foofule ca Abéné nekk ca département bu Bignona nanu teewlu Sophie Mbaye ci micro woon Angel Seck. waaw jafe-jafe bi ñu gën a seetlu fii daal mooy problème mu recrutement sage-femme yi pour ñu jël leen fonction publique parce que ñoom ñëpp dëkkuñu fi ñi ci ëpp bokk dëkkuñu ci région bi te ñu ngi doon ñaan pour que ñu jëlal ñu leen dañuy toog des mois te duñu jot seen salaire parce que avec JICAiste yi toogoon nañ fi 8 mois sage-femme bu bàyyi toute sa famille par exemple au nord mu ñëw dans le sud on est au Sénégal fu ñu yóbbu dañuy liggéey mais nag day fekk nga am lu la fa toogloo parce que ñi nga bàyyi ginnaaw dañ lay yaakaar te fi nga nekk yow da nga war a dund da ngay fay say jàng doom fay sa location di fay sa bon di jàppale say rak donc say doom boo fayul 2 mois école da leen di dàq te si tu n'es pas motivé doo sawar pour jóg liggéeyi te heure bu nekk lañ leen di yëkkati sage-femme yi ñu recruté wul si Ziguinchor dañu bëri parce que sa région bi ëpp nañu 200 150 ñu ngi si biir association bi sans compter sage-femme sortante yi génn te ñu ngi si association bi mais si 150 yooyu 50 sax nekkuñu ay fonctionnaires ay contractuels lañu ay communautaires wala elles travaillent volontairement comme ça dans les structures normalul parce que nit boo ko jëlee fi mu dëkk yóbbu ko feneen rek problème la tey jii nga yóbbu ko fa ba pare fekkee woo ko fa dara donc loolu du lu normal. mu nekkoon kàddu yi Sophie Mbaye mi jiite sage-femme ya nekk foofee ca Ziguinchor fa la ñuy des ba tey kon ak direction régionale des douanes ba ñoom nag taxaw nañ tem ngir xeex trafic ci jëm ci wàllum ngànnaay yi. waaye itamit jëm rek ci wàllum sinébar yi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo te baaxul rek ci wérgu yaramu nit ñi li ñu bëgg rek moom moo di gën a yokk li nga xamante ni moom moo di kaaraange askan wi équipe soldat yi nga xamante ni rek ñoom ñooñee ci wàllum économie yi nga xamante ni directeur bi lee moom nag mi ngi soog a toog mi ngi xam le ne li mu bëgg rek mooy ñu gën a yokk vigilance jëm rek ci wàllum trafic cocaïne Ziguinchor suñu correspondant Angel Seck. direction régionale sud douane fas na yéene taxawal xeex sinébar bi ñuy nemmeeku fii ci sud bi colonel Malang Diédhiou mooy directeur douane axe sud. fraude bi ñuy def trafic arme bokk na ji ñuy def trafic boobu noonu mooy ay drogue xam nañ ni région Casamance région boo xam ne frontières yi comme d'habitude elles sont poreuses nit mun na dugg foo xam ne douane nekku fa mais ñoo ngi góorgóorlu pour chambre indien boo xam ne ñoo ngi koy béy fii Casamance ñu mun ci teg suñu loxo te cocaïne yaakaar naa ni nous sommes toujours vigilants dañuy am vigilance parce que mun na nekk par exemple lieu de transit te loolu moo tax ñun am nañu ay outils yoo xam ne bu ñu jàppee lu nuro cocaïne dinañu xam tout de suite bu dee cocaïne la wala du cocaïne mais yaakaar naa ni bu ñu administration mun a appuyer avec comme lu ñuy naan ay xaj yoo xam ne bu cocaïne rombee fii tout de suite ñu xam ni lii am na yaakaar naa ni war na mën a dimbalee. mi ngi xamle ni dina xeex kem kattanam ñi amal lu ni mel. am na information bu ñu wax ni fraude bi moo ngi circuler bi ñoo na am na ay boutiques yoo xam ne dafa ñoo ngi def fraude ba pare kenn laalu leen mais information boobu noonu comme li ma waxoon sànq ñun dañ koy vérifier parce que du benn yoon nit fekk la sa bureau nee la lii ak lii moo am boo ko vérifier après amul bu dee nag am na ñu koy def bu soobee yàlla bu ñu amee loo xam ne leer nañu yaakaar naa ni dootuñu ko defati parce que xeex fraude bi moo tax ñu jóg donc mënuñu seetaan ñeneen di def fraude ñeneen bañ a def. kaddu yooyu mi ngi ko yëkkati woon ci tournée bi mu amaloon ànd ci ak agent yu subdivision bu Ziguinchor Angel Seck Ziguinchor King FM.
di ko jaajëfal bu baax a baax Angel Seck di sunu ndaw li ñu teewal kon foofee ca Ziguinchor rek si nanu kon ci reportage bi tey ñu ko jagleele ko kon métier raxas oto. métier raxas oto doon loo xamante ne rek ndaw ñi ñoo ci yëngu waaye ñañ ci gën a nemmeeku mooy ñi jóge ci dëkk yi mu doon rek ab business goo xamante ne gars yi dañ ci gis seenu bopp ba tax na rek ci vacances yi ñu nekk élèves yeeg ñi nga xamante ne ñoom ñoo di étudiants yi ñoom ñëpp dañu daal di jóg rek ngir dem raxasi ay oto ngir rek bu école ubbee ñu mën a am nag lu nu fayee seen l'école reportage Ndeye Matidia. ginnaaw building communal lañu leen fekk ñu toog di xaar lu ñu liggéey ngir jóg lu war a toll ci juróom-ñaari xale yu góor ñëpp bokk fu ñu jóge muy Bawol ñëw Ndakaaru ngir daan seen doole Fallou Sarr ak i moroomam ay raxaskatu oto lañu. man 7 heures la may xëy 19 heures ma wàcc des fois nga raxas oto yu ndaw ñu fay la téeméer oto yu mag yi 1000 francs ndox fii boo tourné nii rek Medina bu koy jënd jël fukki la benn bideel benn liggéey bi waaw ñu ngi sant yàlla de waaw ñu saam xaalis waaw. Elimane moom ñampe la yore di raxas benn taxi moo ci gën a nekk xale jàppul sax ay atam waaye xamal nañu ne daaw ba ren moo ngi raxas oto. jàpp moo ko de déedéet non du may def de liggéey bi waaw maa ngi sama bopp tuuti ndànk maa ngi yor xaalis waaw mes na de rooti meeg affaire yooyu góorgóorlu daan doole. ci seen biir benn nouveau bachelier xale bu góor bi sol t-shirt bu weex ak kilotu kaki tegoo mbaxana xamal nañu li ko dugal ci liggéey bile. man élève la mais vacancier la école tëjee dama ñëw fii raxas terminal laa doon def ci am naa bag waaw pour raxas oto bi dama gis samay morom ñu koy def te raxas oto bi am na dara moo tax ma ñëw fii di raxas oto ma mën a jënd ay yére ak fourniture yi non chaque at moom la. suñu sukkandikoo nag ci kàddu yi ndaw ñi ñu dajeel raxas oto liggéey la boo xam ne dox na bu baax loolee sax waral ba ñu bari di ci sóobu ngir faj seeni soxla. jaajëf Ndeye Mati Dieng Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ak ñett ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru bi ci réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu naa kat yi auditeur ak internet yu King FM yëpp. maa ngi lay fay Kumba Ba ñu tàmbalee ko foofule ca Nigéria ay tension yu juddu ca diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo di minorité chiite tax rek lu toll ko juróom-ñaari doomi aadama ñàkk ci seen bakkan. mu nekk ay téeméeri membre yoo xam ne ñu ngi bokk ci mouvement islamique bi ñu dippee IMN foofee ca Nigéria di ab organisation boo xam ne nag chiite radical yi fare ca bët gànnaar bu Nigéria ñoo ci ëpp ak it sunnit yi ñoom ñoo doon défilé kon ca capitalu réew ma la ñu doon sàkku mooy nag ñu bàyyi seen njiit bi di Ibrahim Zakzaki nga xam ne ñu ngi ko jàppoonte décembre atum 2015 moom ak soxnaam li ñu leen di toppee di homicide ak it rassemblement illégal maanaam faat ay bakken ak it dajale ay doomu aadama te amuñu woon autorisation ci ab manifestation boo xam ne nag tàmbali woon na ci ak dal waaye mujjantal ga nag takk der ya daal di ci dugg kon génn nekk nombre bu bari nag ñoom ñoo tàmbale woon tiré ay gaz lacrymogène askan wa doon manifester ñoom it di fayu ca ginnaaw ga nag ci la ñu jël sax benn oto bu sapeur pompier ya daal di koy taal. ca Gambia ab militaire mi ngi jéem kii di Yaya Jammeh ni moom moo ko daal di jox ndigal ngir mu faat benn correspondant wu AFP. muy ab takk der boo xam ne ma nga fekk baax ci réewum Gambie kon moom moo tuumaal ci kanamu ab audition publique buñ doon amal ki ko doon amal di commission vérité ak réconciliation nee na daal ka nekkoon njiitu réewum dëkk ba di Yaya Jammeh moom moo joxe woon ndigal ñu daal di faat ki nga xam ne mooy Dayda Haydara mi nga xam ni moo nekkoon correspondant bu agence France Presse nee na kon ñoom daal participer nañ ci faatuk doomu aadama boobu te ki leen ko santoon moom mooy Yaya Jammeh fukki at ak juróom ci ginnaaw a gi nii moom taskatu xibaar boobu nag di Dayda Haydara nee nañu ci jamono ji nga xam ne Yaya Jammeh mu ngi nekkoon ca nguur ga moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne dañ daan génne ay article di ko critiquer lu bari ñu ngi ko faat nag ci ab balu fatal fukki fan ak juróom benn la woon ci weeru décembre atum 2004 foofee ca Banjul ci jamono joo xam ne mu ngi doon bunge ñaari naataangoom yu mu doon liggéeyandool ci journal privé bi di le Point moom it moo nekkoon it ba tey ki nga xam ne mooy correspondant ka teewaloon agence France Presse foofee ca Gambie. ñu jeexalee ko ca Israël seeni coow ak waa Palestine ba tey ma ngay wéy. kon Israël moo tàmbali démb ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet di yàq ay bâtiment yoo xam ne ay doomu réew Palestine ñoom ñoo fay dëkk kon ca Sour Baher mu ngi nekk ci wetu Jérusalem nee nañu nag foofu ci barrière bi dox seen diggante ak Palestine la nekk te réewum Palestine amu ca benn ndogal
loolu la ñi nga xam ne ñooy autorité israélienne yi loolu lañ xamle waaye nag ñu dëkkoon ca kër ya di ay palestiniens nee nañu li nga xam ne mooy gox boobu sous contrôle palestinien la nekkoon ndax nee nañu réewum Palestine moo amoon yoon maanaam contrôlé boobu le gox réewum France nag daal di dugg ci wax ji daal di ne moom nag ñaawlu na bu baax këri jàmbur yi nga xamante ni ay doomu réewu Palestine lañ te yàq nañ ko ndax nee nañu dëppoowul benn yoon ak droit international ñi nga xam ne ñoom ñooy waa RFI jokkoon nañ ak gouvernement bu réewu Israël waaye nee nañu ñiy tabaxoon kër yi foofu li ñu leen joxoon di ay permis de construire nee nañ permis yooyu daal amul benn validité maanaam valableul looloo tax ba ñoom ñu ne ñu yàq kër yooyu ndax jàpp nañ ne ñoom ñoo nekk ci yoon. jaajëf Kumba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi dañuy dalal kon Papa Madiakhaté Sarr moom lañ ci àndal Papa Madiakhaté Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Kati maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Papa Madiakhaté Sarr dañu koy daal di tàmbali ak Teungueth FC ñoom ñi le rek nga xamante ni dañu daal di xamle ni duñu bokk rek ci coupe CAF bi le tax ba taskatu xibaar sportif bi le di Oumar Diarra di regretter li ni mel. Oumar Diarra noonu la ko xamle moom nag ñaar la jàpp ne moo waral li ni mel club sénégalais yi dul waajal seen bopp ci wàllum koppar ngir amal yooyu lay jongante. naka noonu it football professionnel bi mu jàpp ne dafa tëgg témbe ndax tële gu mu wane ba tax mu ne état bi it war na gën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy club yi ñu teewlu Oumar Diarra. Je pense que c'est quelque chose parce que c'est pas, si c'est très officiel, hier on me dit qu'il y a un communiqué qui est sorti pour l'officialiser. Maintenant, le problème est que l'OL c'est très grave. Un pays qui doit avoir au moins 2 représentants, Génération Foot à Teungueth FC, on nous dit que Teungueth FC n'est pas dem parce que amul moyen. Moi, au-delà de la fédération, parce que j'entends beaucoup de gens un peu critiquer la fédération, dire que lu tax duñ leen dimbale. Il faut voir que le football sénégalais, entre la fédération et la Ligue Pro depuis 2009, première année de professionnalisation, vit des situations toujours difficiles, des situations très difficiles, parce que ce qui se passe, moi, que on ne peut pas comprendre qu'un pays, ou bien qu'un football, dont on dit qu'il est professionnel, aujourd'hui, il y a certains clubs qui ne peuvent même pas encore payer les salaires, et des salaires qui tournent autour de 75 000 à 300 000 francs. Moi, j'ai fait un large dossier sur ça. Il faudrait aujourd'hui lancer un appel. Nous avons géré le football, parce qu'il faut oser le dire. Ceux qui parlent, qui disent que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Chaque année, l'équipe qui a participé Coupe d'Afrique, aussi bien Ligue des Champions que Coupe CAF, dañuy am moyen yoo xam ne fédération daf leen koy jox dimbale leen. Le ministère les appuie autour de 20 à 23 titres de transport yoo xam ni ñoom dañ koy jël pour dem. Donc c'est aux équipes de se préparer, sachant que dama war a dem Coupe d'Afrique, dama war a dem représenter Sénégal. Li ma am ma teg ko ni lii la, peut-être l'État va essayer de venir. ñu doon teewlu journaliste sportif bi la di Oumar Diarra ñu waxtaanee leneen jëm rek ci mercato estival jamono ji rek gaynde yi am na yëngu-yëngu ci seen biir. am na ay yëngu-yëngu ci seen i biir ginnaaw Karambooj ma dem ca Qatar Sada Thioub jógee club ba mu nekkoon dem ca SCO d'Angers bi yoon Papy Djilobou ji moo soppi clubam moom défenseur bi xaatim ab contrat bu ñetti at ci club turc bi di Gazişehir GFK bi nga xam ne naataangoom bi di Moussa Sow sax fa lay football moom nag Papy Djilobou ji tey jii ci suba lañu ko daal di présenté am na yeneen footballkat yu Sénégal nag yoo xam ne ku watul ci fan yi di ñëw ñoom it daanu coppi ay club Ismaïla Sarr nekk ca Rennes ca France moom ay club anglais ñoo ko soxla Idrissa Gana Gueye moom ñuy xamle ci ay xibaar ne ci lu soriwul dara dina dem ca Paris Saint-Germain ca championnat bu France. Basketball junior NBA Global Championship ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di waa Sénégal juróomi ndaw dinañ leen représenté. juróomi ndaw ñoo leen fas yéene teewal ci tournoi boobu nga xam ne bi mu ngi ci ñaareeli édition am di lëkkale ay basketteur yu góor ak yu jigéen ñi nga xam ne seen at mu ngi toll diggante fukk ak ñett jàpp fukk ak ñeent te ñu bàyyee ko fu ne ci àdduna bi ci juróom ñaar fukk joueurs yi nga xam ne nag NBA yi tànn na leen bokk na ca ñaari jigéen ci réewum Sénégal muy Fatou Cissé ak Ndeye Ndiaye ak ci góor ñi Khadim Rasoul Ndiong ak Seydina Limamoulaye Faye bu dee équipe bu góor bi nag beneen doomu Sénégal moo leen di fas yéene tàggat di Samba Fall fàttali ne rek junior NBA Global Championship boobu le tournoi ñu ngi ko jàpp juróom-benn fan jàpp fukki fan ak benn ci weeru août ca Floride ca réewu États-Unis ñu joxale ak bëre dóor ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa CNG daal dinañu confirmer victoire au Lac de Guiers 2 ci kaw Boy Niang 2 moom mbëru bi nekk ca écurie Waalo la ñu mujjee rek jébbal ndam li ginnaaw ab recours bu mu dugal ca CNG ngir ñaawlu rek verdict bi nga xam ne arbitre bi joxe woon na ko fukki fan ak
ak ñaar ci weeru juillet gi ñu weesu di xamle ne match nul moo dox diggante moom Lac 2 ak Boy Niang 2 ginnaaw ba ku nekk ci ñoom am juróomi avertissement Boy Niang nag jamono ji mën na def appel ngir neenal dogal boobu nga xam ne commission règlement et discipline bu CNG moom moo ko jël bu dee nag loolee antu na bureau bu CNG mooy rek yor kàddu gu mujj gi ngir daal di leeral mbir moomulee Kati Ndiaye Serigne Saliou fii la ñuy yemale xibaaru tàggat yaram jaajëf Pam ma jaxate Saar xibaar yi caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi xibaaru caada yu wér te wóor CSA lañ koy tàmbalee ñoom nag li ñu bëgg moo di màggal bëccëg bu ñu jagleele femme africaine mu nekk rek ñaareelu yoon bu ñu koy defee file ci Sénégal loolee ki ko xam ne moo di présidente du mouvement national des femmes de la confédération des syndicats autonomes Abibatou Silla Sow moom nag li mu bëgg rek moom mooy ñu gën a jox gëdd jigéen bu ñuul Abibatou Silla ci micro King FM. li tax tey ñu ñëw di waxtaan mooy dañu bëgg pour la première fois au niveau de la CSA célébrer ce qu'on appelle la journée internationale de la femme africaine nga xam ni journée bu yàgg la depuis 1962 lañ ko créé à Dar es Salaam en Tanzanie au Sénégal célébré nañ ko fi benn yoon en 1974 malheureusement boobu ba tey xëy na sax du ñàkk fu laal waaye man daal déggatuma fuñ ko célébrer moo tax ren nag ñu ne comme ñun on est un mouvement de femmes def nañu suñu 8 mars avec le thème de l'année muy la protection sociale te ku wax protection sociale wax femme wax famille et comme nous sommes un mouvement de femmes ñu ne kon ñun dañuy célébrer la journée africaine bi nag ñun liñ ci bëgg fësal mooy les valeurs de la femme africaine les valeurs n'est-ce pas de en tout cas les réalités africaines waaw mais vraiment sur le plan culturel loolu daal la ñu bëggoon fësal ci journée bu ñu koy def nag le 31 juillet ci mairie Parcelles dans la salle foyer Cheikh Demba Dia ndeysaan qui fut un grand artiste donc tey ñun waa CSA bu ñu ñëwee ñu jox ñu salle boobu ñu fay sangal di fa def affaire culture di def ce qu'on veut appeler le carrefour des civilisations africaines loolu donc dana am solo pour jigéen ñi mais mag ñi mais également xale yi jigéen ñi xam dañu war a jàng encore une fois tout ce qui vient de l'Afrique pour ñu mën a xam comprendre lan mooy suñu histoire ak fi ñu bëgg a jëm. mu nekkoon kàddu yi Abibatou Silla ñu wax ci leneen loo xam si ci mbirum aada ak cosaan la mu di mbaawu naan doon loo xamante ne rek dañu koy def boole ko ki ay wéye ki pecc ngir rek woo li nga xamante ni moom moo di taw bi mu nekk cérémonie boo xamante ni ethnie yi ñoo koy organiser lu ci mel ni wolof lébu wala sax mandeng ngir woo rek yàlla yi ngir ndox nag daal di mën a wàcc ci dëkk bi Aminata Ba. mi ngi noonu kon élément boobee yembagul baawu naan la nekk mbir moo xam si suñu mbokki lébu yi wala sax ñi leen di baykat yi ñoo koy amal fekk jamono joo xam si dañoo dugg ci nawet bëgg taw bi ñëw te defagul lu ni mel Aminata Ba. baawu naan nekk ay ñaan wala woy lépp wala fecc ñu koy def ngir mu taw dañ koy amal ci ndaje boo xamante ni mag ndaw góor wala jigéen ñëpp koy teewee. maam yàlla mu ngi walangaan yaay fuugal mu ngi walangaan maam yàlla dañuy maawlaan. wolof yi lébu yi ak manding yi dañuy dajaloo def ay ñaan di sàkku yàlla ngir mu andi ndox ñoom ñëpp nag dañuy jubali ci wetu géej amal fa ay ñaan yóbbaale dugub ñebbe soow bu woy daal di koy def ci yeeri kankurang baawu naan dañ koy def ci diggu àll bi rawatina nag ñii di baykat yi ci bu ñu tolloo ci waxtu bi te gisuñu ndox li koy waxal nag bi la aada nag saa yuñ ko musee def rek du yàgg dara yàlla buur bi wàccee ndox muy nduroog ñaan bu nangu wala muy fekkee ni dafa tombe rek bu fekkee ci dëkk Bawol yi léeg-léeg sax dañuy arxamal mbir mu ni mel waaye terewul buñ ci yeggee dëkk bi yëpp dañuy booloo dem utali àll ba ngir sàkku ji fa ay ñaan. Baawlaan de cosaanu koom-koom la ak cosaanu maam ya ndaxte boobu ba léegi asamaan si daa taw te gisatuñu ndox gisatuñu dara jur gi xiif nañ nit ñi xiif nañ yëf yi bekkoor bi doy na waar lool. ni ñuy gëmee ñaan gi dem na bañ ciy sàkku wàlli yàlla mu musal leen ci bekkoor jamono ji nawet gi di waaj a jub si wala sax dugg nañ ci waaye nag baykat yi gisaguñu benn ndox ñu yeewoo ca bët saalumu réew mi loolu nag di tekki ni buñ dee wax baaw naan jamono ji ak waxtu ji moo tax.
mi ngi noonu kon di ko jaajëfal bu baax a baax Aminata Ba gëstu bi tey ñu jaglele ko musique slam. mu ñëw ci Sénégal ca tëpp 2003 donte nekk musique boo xamante ne rek dafa daal di bokk ci culture urbaine ba tey rek ci public sénégalais am na ñoo xamante ne ba jamono ji xamaguñu musique bi ni mel découverte bi jox mbooj ma ñu ko defal. dëkkee muñ ree bay xaqataay gàññi jooy ba yuuxu wooy mbég teg naqar doon lu bokk suñu dund. musique slam mi ngi sooxeekoo ci rap waaye nag mook rap ba tey bëri na loolu leen wutale ndax slam dafa laaj bind laaj tamit xarañte bu ñu sukkandikoo ci artiste slameur bi di Hamza le message. mi ngi jóge ci argot américain tout slam mooy claquer comme tout slam dur mooy claquer une porte mais benn genre musique la boo xamante ne dafa gën a direct rap moom day brut ba pare li ci ëpp mooy ressentiment lay générer maanaam métit lay maanaam ñaxtu lay générer maanaam ay déclamation la yoo xamante ne nit ki da koy def mooy loo xamante ne daf ko metti mu koy exprimer wu par rapport ak langage am par rapport ak voix am mais mu am beneen harmonie boo xamante ne dafa uuteek rap mooy par force ki nga koy wax daf koy déglu pourquoi parce que musique bi koy accompagner du doon musique rythmée mais day doon musique bu soft musique boo xamante ne day tranquille ba pare day captivant parce que ay vent la yoo xamante ne moom mooy accompagner parole. donte ni musique slam nekk na musique bu am solo lool waaye fii ci Sénégal tumranke na fi lool bu ñu sukkandikoo ci artiste bi. lu tumuranke la parce que dama ne moom mooy parent pauvre musique culture urbaine yi maanaam dañ ko sofental te moom moo ëpp njëriñ par rapport ak ni muy joxee message am par rapport ak tamit ni muy cibler public yi par rapport tamit ak expression yi muy àndal. slam nag dafa laaj dégg laaj tamit bopp bu fees ndax anam wa ñu koy bindee nekk na anam bu metti lool moo tax ndaw yu bari fii ci Sénégal nangu ñoo soobu ci musique slam bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu Hamza le messager. jeunes yi ñemewuñ ko carrément parce que moom dafa am richesse ak pertinence cohérence su texte am donc bu fekkee say texte amul richesse amul pertinence rek yow doo ci exceller quoi doo ci dem ci kanam moo tax ñu bëri prisé wuñ ko ñemewuñ ko dañ koy ragalee jël. xëy di dégg di gis lu mel ni xibaar yu neex ak yu tiis yenn saa yi buntu boo fëgg du ubbeeku muy dëgër ba doo xam foo yuuxu taal bu taw a tàkk nag. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Dior Mbodj ci Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamale ko Ouzin Ndiaye. mu nekk rek ab artiste woykat goo xamante ne li tax nit ñi gën koo nemmeeku moom moo di jot naa woy ak artiste yu bëri yu ci mel ni rek Youssou Ndour mi mu àndal ci albumam bile di Baye Ali portrait wam Fatou Sow moo ñu ko defal. mama ay biram ndimbi ma ca siin yaa ñu dem jara kaay ñu dem jataawo mama Ouzin Ndiaye di artiste bu mag ku marqué musique bu Sénégal nijaay ci Youssou Ndour juddoo ci dëkk bu naan Koki màggee Thiès moom artiste bi borom baat bu neex bi cheikhu yàlla bi tàmbali musique ci atum 1973 njëkkee ci orchestre bi di jamono 1 moom ak Youssou Ndour Mbaye Dieye Faye mu enregistré albumam bu njëkk bi di xippi ci Youssou Ndour mu nekkoon ci fonction publique bi laata moo dugg ci musique waaye bëgg-bëggam ci musique bi tax ba mu bàyyi fonction publique bi daal di consacré léppam ci musique bi moom artiste bile fépp fu mu mës a toog day fësal ay àndandoowam. ku mel ni Aziz Ndiaye ku mel ni Pam Ngom Bissé Dima et tout kooku lépp muy def man lay jiital waaw maa ngi moom bokk nañu lal pendant 8 ans benn lal ma nekk seen kër di jouer Madison Youssou moom hors série la moom de toute façon maa ngi nii presque décroché na mais dafa mel ni yëguma ko weeru jot ma dem fay comme ñëpp. moom artiste bile li gën a fës ci li mu way bokk na ci Lawla Cat bi mu àndee ak Youssou Ndour Serigne Mansour ak yeneen waaye la nit ñi gën a ràññee mooy Baye Wali. Baye Wali 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 Baye Wali.
Ouzin Ndiaye sénégalais yi jamono yi namu baatam lool ndax tawat bu yàgg moo ko waxal waaye askan wi yépp ñu ngi koy ñaanal mu tane ak jàmm. Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi ñuy dalal Abdoulaye Diouf. ñu gën koo xam ci turu Serigne Ngagne moom nag mi ngi ñuy wax jëm ci wàllu série bi mu nekk muy Mbettel waaye tamit prix bi nga xamante ne gagné na ko lu ci mel ni meilleur artiste comédien joxe itam xalaatam ci production série TV yi ñi nemmeeku file ci Sénégal Serigne Ngagne sekk na waxtaan ak Dissa Préra. Abdoulaye Diouf ñu gën la xam ci Serigne Ngagne ngay artiste comédien depuis bu Mbettel jeexee ba léegi gis ñu la yow ak sa groupe ngeen joué fenn est-ce que da ngeen nekk ci vacances wala Mbettel dafa jeex complètement di wax ni ñun moom mën naa ni amuñu vacances waaw vacances amuñu ko parce que dañoo nekk ci liggéey boo xamante ni pareegul moo tax mënuñu jël vacances di wax ni Mbettel jeexul parce que 3 saisons moo dem ñi ngi préparé 4e saison Mbettel ñi ngi préparé 4e saison Mbettel ñi ngi ci scénario bi ñi ngi avancé nank xam nga li ñuy wax à chaque fois ni du course de vitesse course fond la nank rek waaw len lu nekk nga teg ko fi ñu ko war a teg moo tax boobu ba léegi bi 3e saison bi jeexee gars yi déggaatuñu ci dara gisaatuñu mais ñi ngi liggéey pour préparer 4e saison bi jox ko Sénégalais yi pour ñoom ñëpp ñu kontaan bu baax. ginnaaw loolu Serigne Ngagne yow am nga benn raaya buñ la jox comme meilleur disons artiste comédien ci benn catégorie bu précise tey lu ni mel yow lan lay def ci yow ak temps bi nga def yëpp ci li nga xam ne mooy théâtre ak téléfilm. da ngay sant yàlla rek parce que olof moo naan waaw góor ci waar day yokk ngóor a raaya bi du dara parce que artistes yu bëri mérité nañ ko comme ni ma ko joxee ma mérité ko mais li am solo mooy liggéey gëm sa bopp bu cee boole wax ju bari xam li Sénégalais yi bëgg nga defal leen loolu surtout nga fexe ba suñu liggéey parce que aar dafa yaatu dafa bëri ay sew-sew et ni aar yaatoo mooy kenn ku ci nekk tey dëkk boo dem am nañu culture am nañ seen base am nañ ay gëm-gëm yoo xamante ni dafay jaadu tey jii ñun ñu sukkandiku ci suñu culture ak suñu base ñi Sénégal bindoo ci bu ñuy bind ay scénario ñu bind ko ci anam bu nga xamante ni bu ñu ko joué ñëpp gis ci seen bopp te kenn du mer mais buñ ci dugalee yeneen yoo xam ne bokku ci am na lu muy yàq ci suñu liggéey ak ñun chaque jour ñu ngi fexe def effort di liggéey ci loolu ba fexe Sénégalais ñu satisfaire leen duñ leen gaañ te ñëpp gis ci seen bopp mooy loolu quoi ñun ñii ji ak di koy seetaan ñun ñëpp ñu bokk ci am xam nañ dañoo war a communiquer dañoo war a joxe information dañoo war a yar dañoo war a yeete yooyu yëpp dañ koy xaar ci ñun te sax erreur mënul ñàkk des fois mën nga ko def mais ñu fexe daal ba liggéey bi set jaar yoon ñu xam ni kat lii kat sénégalaisement la quoi sénégalaisement daf ci gis nañ léegi ne que li ñuy wax production audiovisuelle ci wàllu surtout série yeeg feuilleton yi Sénégal bëri na lool daan nga def théâtre et puis nga jóge foofu dugg ci lii tey ban gis-gis nga ci am ban jàngat ngay am ci milieu bi est-ce que jàpp nga ne que tey milieu bi am na je veux dire mu ngi dox bu baax a baax parce que lu bees la est-ce que télévision yi ñu ngi wàccoon teg li ñu warlook yéen est-ce que yéen tamit également yéen ngi ci gis seen bopp ci wàllu koom parce que lu am solo lu may nirool li may wax foofu rek mooy sant yàlla parce que bu bonoon da ngay dégg nit ñaa te ku daw dootul dikkaat mais comme nit ñaa ngi dikk mooy lu baax la et avancement la boo gisee tey série yi nu mu demee boo xoolee tey téléfilm yi nu mu bare ak tey wàññi na doole yeneen téléfilm yi doon jógee ci biti tey di ñëw ci biir réew mi nga xam ne tey jii ñoom dañuy imposer seen culture imposer ñu ni ñuy solo imposer ñu seen lépp ñu nangu ko parce que dara néew et que tey ñi ñi xeex pour loolu jóge fii ñoo xam ne ñun am nañ ay valeur am nañ ay acteurs am nañ ay comédiens yoo xamante nii nañu waxuma la sax Sénégal mais joxe loo xamante ni ba bitim réew mën nañ ci gis seen bopp pourquoi pas tey foofu la toll gaa yaa ngi xeex am na OK TV moom Moustapha Diop am na tey Mbrodi gaa yaa ngi xeex di liggéey mais li am solo mooy sponsor yi ñëw pousse ñu parce que production bu njëkk souvent dama koy wax ak léegi du benn li tax du benn mooy xaalis moo koy def tey jii 200 millions boo ko yoroon dugal ko ci benn saison doo am li nga bëgg et tey jii nii gars yi am nañ rôle bu am importance boo xamante ni nit ñi war nañ leen a jàppale war nañoo xam lu ñu bëgg ndax même bu dul Sénégal tey jii nii nigériens yi ngay seetaan dama koy wax à chaque fois sud africain yi tey fi ñu toll ñun mën nañoo toll foo ko raw ndax gënuñu ñu baax ñi ñu am ngulee yeneen dëkk. Serigne Ngagne ñuy fàttali ne que yow yaa nekkoon invité Midi Culture King FM mu ngi lay remercier. di leen jaajëfal.
jaajëf yow tamit Dissa Pereira ñu jeexale kon jotaay bi kat yi ak wàllu musique. wàllu musique la ñu koy jeexalee tey nag woy bi ñu leen jagleel moom moo di Wally Seck dina ñëw bi nga xamante ne moom la jagleel gaynde yi nga xamante ne rek ngir encourager leen ci li nga xamante ne moom la ñu jël muy vice champion d'Afrique jëm ci Coupe d'Afrique des Nations 2019 dinañ ci delluwaat. mi ngi noonu kon loolee di ngeen ko mën a dégg ci sunu yeneen jotaayu xibaar rawatina kon bref yu leen di jox benn waxtu bu nekk bu jotee ba tegal fanweeri simili foofee tamit la ñuy yem ak yéen mbokk yi ci Midi Culture yamoog la ñu cërale woon ci waxtu jeex ba ñu xaabaabal di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yi internet yu ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Pereira léegi kon Baye Cheikh mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.